Nous revoilà pour une nouvelle émission. Cette nouvelle émission consiste aujourd'hui à recevoir une artiste de renommée internationale, une artiste connue par sa voix suave, muy ndaanaan boo xamante ni kenn dootu ko naatable ci wàllu musique sénégalaise mu def ci ay jéegoom am voix suave qui se détermine par son caractère, qui se détermine par sa pertinence, qui se détermine par sa volonté de faire les choses. Elle est unique dans son style, elle est unique dans sa voix, dans sa façon de faire. Du kenn koo xamante ni moom la ñuy seeti tey ndaxte dafa génne album bu bees tàq mu doon album boo xamante ni tey soo doon natable carrière am yaakaar naa ni bokk na ci album yoo xamante ni ñoo gën a riche ci carrière am war a aussi dégg ma tey ñu ñëw seet si ko dalal ko suñu biir émission 100% people musique ci biir VIP people.net Titi nuyu nañu. waaw maa ngi leen di fay Tange kontaan naa trop ci invitation yi di nuyu ñëpp di nuyu tamit internet yi nuyu nañu. kon ñoo ko déggandoo loolu mooy présentation bu Titi indi dañuy dugg dans le vif du sujet tey Titi est-ce que mën nañu xam depuis combien de temps nga commencé def musique. waaw xaw na yàggul nag parce que comme li may wax rek dama daan def danse laa daan def ensuite bëggoon côtoyer artistes yu mag yi fi nekk pour defal leen ay chœur wala bu fekkoon ne mën naa fekk ak ñoom waaye suñu borom def aussi ma liggéey ak ku mel ne Salam Diallo Fallou Dieng Souleymane Faye Demba Dia. donc loolu moo ma gën a permettre aussi ñu bari découvrir loolu sama voix autant aussi ma liggéeyoon ak ku mel ne Fanta Mbacké nga xam ne tamit bi ma pare ak moom mu yóbbu ma Guinée bi ma fa demee j'ai fait 5 ans 3 ans après Youssou nag bi mu ñëwee fekk ma Guinée na ma vraiment liggéey bi may def intéressé na ko ci laa ñëw bi ma ñëw aussi mu mettre en rapport ak presse à rakkam yi ñoom Ibou Ngoné ak ku mel ne Kabou Gueye moo nekkoon sama premier contrat vers 94 ay 95 yooyu donc mu nekk album bi nga xam ne génne naa ko 2003 ba loolu moo waral tey sama liggéey ak Nestar. tey fi nga dugg noonu maanaam sa diggante ak rencontré Fanta Mbacké kon yow Sénégal nga commencé woon musique donc Fanta Mbacké moo la jëlee fii yóbbu la Guinée ce que beaucoup de Sénégalais pensent dañu foog ni que Titi Guinée la jógee pour ñëw Sénégal. waaw loolu dañ koy wax sax parce que même Guinéen tamit ñu ci bari ñu foog ne man Guinéen laa comme ñoom parce que tellement que def naa fa 5 ans dëkk fa vraiment. mais loolu yëpp Fanta moo taxoon moom nañ ko def parce que bu ma njëkk a yóbbu foofu njëkk na ma fa yóbbu j'ai fait 1 an ma ñibbisiwaat mu yóbbuwaat ma def fa ay 3 ans 5 ans vraiment mais sénégalaise la fii laa commencé musique. kon ñoo ko déggandoo Titi sénégalaise la fii la tàmbalee musique Fanta Mbacké Koyaté moo ko jëloon fii yóbbu ko Guinée entre temps nag foofu la ko Youssou Ndour découvrir waate. Titi tey mën nga xam ban chanson ban way nga gis ni que moo boosté sa carrière bi nga ko way gis nga ni que yow sentir nga actuellement que Sénégal yëpp aduna xam nañ la ban chanson. waaw loolu la xam nga su ma ko naree wax moom mun naa ne du ma xam sax tellement que Titi dafa njëkk a génnee ku ne ak la yëngal vraiment ñëpp accueillir loolu mais da ngay gis aussi musique ko aussi dafa marqué Sénégalais yi ba léegi dafa des ci xoli doomu aadama aw léegi loolu xam nga su ma koy xool toujours gën gi dëkk ñëw aussi gën a marqué Sénégalais yi donc kon mooy rek type bu ma génnee ñoom dañ ciy gis seen bopp. ne bu yàggul rek def nañu nen di Serigne Abdou Karim vraiment nga gisaat tamit nit ñi jug gis ci seen bopp yàggul aussi nobal ku la nopp nga xam ne mi ngi ci album ñu bi tamit nit ñaa ngi ci gis seen bopp donc kon loolu man su ma ko namee décortiquer rek dama mun naa juum donc mun naa jàpp rek ne liggéey bi Titi di def daal neex na nit yi. mais waroon nga mën a jàppale que man mii kat bi ma génnee way bi sentir naa ni que aduna découvrir nañ Titi si nga commencé signé say contrat si nga commencé di dem ay à l'international di dem ay tournée. waaw boobu mooy ku ne ak li la yëngal. kon donc mën nañ jàpp ku ne ak li la yëngal donc ku ne ak li la yëngal moo yëngal Titi ba boosté carrière am Titi toujours yaa ngi ci benn label bu tudd Prince Art mën nañu xam sa intégration naka la demee foofu. waaw Youssou moom moo boole woon ak ñoom moom laa wax ci début bi ak Kabou Gueye et tout bi ma ñëwee tamit ñu signé contrat depuis loolu ci laa fa nekk di liggéey ak ñoom. est-ce que yaa ngi gis sa bopp ci biir label boobu am na ay avantages yoo xamante ni yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax a baax. waaw xam nga nag àdduna moom nit tout le temps ci li nga nekk di yëngu dafa des mu nekk ci label wala du ci label liggéey la donc te je sais que ne je fais partie des artistes yi nga xam ne ñoom xam nañ sama valeur teg nañ ma sama place et aussi échange baa ngi fii ñi ngi may jàppale am nañu intérêt ci man ma ko noonu laa amee intérêt ci ñoom donc liggéey bi sotti seeg def si la vraiment je me sens à l'aise ci ñoom. kon ñoo ko déggandoo elle se sent à l'aise avec son label Prince Art donc liggéey bi sotti seeg def si la te kii gis nañ la sànq ba léegi ci sa biir wax ne nga Youssou moo la découvrir Guinée indi la bi ñu waxee léegi Prince Art ne nga Youssou ak Kabou Gueye ñoom ñoo dox loolu ba nga dugg Prince Art tey mën nañu xam lan mooy sa rapport ak Youssou Ndour. waaw Youssou nag sama mag la sama kilifa la
vraiment di nekk koo xam ne aussi jox na ma cër ci liggéey bi donc moom it dañ koy ñaanal yàlla parce que koo xamante ni teg na ma place même maa ngi fàttali ko produit bi am na temps sax bi mu xaw a yéex woo na ma mu ne ma yii xam naa la nag buñ la bàyyee rek da ngay nekk ci sa ruq di tembal ak déedéet nag jógal léegi ñu eggalee affaire yi vraiment mu nekk koo xamante ni mu ngi suivre liggéey bi te loolu am na solo. kon ñoo ko déggandoo mais Titi gis nañu récemment dafa am benn changement boo xamante ni indi nga ko ci sa look maanaam ci sa wàllu port vestimentaire ci sa wàllu coiffure ba ci sa wàllu musique gis nañ la ngay génn ay blonde di génn ay orange di génn feneen tey mën nañ xam le pourquoi changement style Titi boobu ak changement musical. waaw changement musical moom mënu bett kenn parce que ñëpp gisoon nañ ne musicaux aussi sonorité la boo xam ne biñ ko génnee am na ci ñoo xam ne da leen doon rappeler ay années 60 am ñoo xam ne da leen doon rappeler musique yu njëkk yi waa étoile doon def du dëgg am ñoo xam ne ñoom gis nañ ci seen bopp que ne ah kii de war na mën a def d'autres sonorités donc pour changement musical Titi moom comme li may wax rek bu mu bett kenn dëgg la nag mbalax laay def pur et dur comme je l'ai toujours dit mais nag am na sonorité yoo xam ne man Titi su fekkee gis naa ne mën naa sentir ko sama voix dem ci avec dama ko def donc côté vestimentaire aussi comme ni ma ko waxee woon rek maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ak képp koo xam ne rek mos nga jàpp ci solal Titi wala pousser Titi ci yenn tenue yi mais ak les 3 ans yi nii dama ne rek maturité pourquoi pas du ma jël affaire nag sama loxo quand même su ma gisee lu ma neex maam xaalis ma leen jënd sol ko ak benn staff bu ndaw boo xam ne moom laa teg su ma amee sama idée ñoom it ñu valoriser ko parce que parfois aussi nit ki li ngay génne ci sa xol su amee ñaar ak ñett la ci doole dafa neex te tey nga ñëw génne woon benn idée boo xam ne ci sa xel nit ki du ko gisee noonu donc de benn côté ma gis ne jot na nag quand même ma gën a imposer sama façon bi may solo parce que bi ma fi njëkk a ñëw aussi ñëpp gis nañ ne man de nature couleur daf ma mas a neex dagg sama karaw su seddaay jotee ma sol boot indi yeneen essai parce que mode moo demee foofu donc mais beaucoup de gens n'avaient pas compris au début mais je pense que léegi ñu gën a commencé comprendre idée Titi lan la style am lan la vraiment fan si tamit bëgg ma si loolu rek la moo tax vraiment ma jël daal samay mbir sama loxo. dégg naa ni ñu ne Titi bokk na ci artistes yoo xamante ni dañoo ñemee dépensé ci wàllu sol ci wàllu fashion ci wàllu mode maanaam da ngay jógee fii sax dem ba États-Unis uniquement jënd yére yoo xam ne da nga koy sol wala sa coiffure truc comme ça récemment biñ dajeeg Adja Mbéliko seede na loolu nee na bokk nga ci artistes yoo xamante ni li ngay dépensé ci wàllu sol dafa bëri tey est-ce que mën nga ñu expliquer loolu en plus artiste na boo xamante ni aussi da ngay demander conseil ki ñu bëri. waaw loolu dëgg la loolu moom dëgg la vraiment Adja aussi maa ngi koy nuyu lu bari parce que aussi elle fait partie ci ñi nga xam ne tey su ma toogee soxla dara loo xam ne mënuma voyager ñu ngi fi elle est là vraiment su ma ko nee Adja nangam laa bëgg mu ne ma ak sama élevage bi ñëw mujj bi de ñëw na vraiment fournir ma li nga xam ne man tamit loolu laa bëgg moom it ñu ngi koy nuyu de passage di ko féliciter encore di ko encourager parce que moom it jigéen la di daan doole ci xam ba ñu ràññale ko ci du dëgg te loolu it am na solo parfois aussi am na ay connexion yoo xam ne ñoo ne samay xarit lañu ngeen wàll bi nekkuñu fii ñoom it ci site bi ñu nekkee léeg-léeg bu amee lu génn sax dañ may woo yee ndaa ma am na lu ñëw de wala ndaa ma ne yii acca ñu yónnee ma GP wala yooyu xam nga wala DHL bi mu indil ma ci yooyu la daal ba nga xam ne ñoom aussi maa ngi leen nuyu de passage mu ñu nekk États-Unis ñu nekk Istanbul vraiment ak ñu nekk Paris ñoom ñëpp tamit lu ma ci soxla rek dañ ma ci fournir jox ma li nga xam ne moom laa ci bëgg ba man ma am temps mun a dem def shopping. kon ñoo ko déggandoo ñu ngi toujours ci 100% people ci biir VIP people mais partie musicale Titi gis nañu sa dernier événement bi nga defoon muy Grand Théâtre mu doon benn événement boo xamante ni succès la woon nit yu bëree gis ko mu marqué la dans ta carrière musicale tey mën nañu xam ba nga jógee ci Grand Théâtre boobu lan la poussé waat ci sa carrière lan la yokk ci sa carrière. waaw loolu yokkoon na ma lu bari parce que permettre na ma amoon naa fi contrat de 2 ans bu nga xamante defoon naa ko ak waa UNI vraiment ci ñoo xamante ne xalaatuma woon sax ñu mën nga découvrir mbalax bi may def ñu jëloon ma si permettre ma si ma demoon ci yeneen dëkk yoo xam ne xalaatuma woon aussi ne sama musique mën na fa egg ak mix d'invités yi ñu amoon ñoom comme ay ambassadeurs ay ministres yoo xam ne ku ne dina doon jóge ci beneen site dëkk boo xam ne yow xalaatoo woon sax ni sa métier dina fa doon egg aussi defar naa fi Top Ousmane 1er octobre aussi permettre loolu na ma tamit mu mënoon di teg ay programme yoo xamante ne daf may wan ne lii maa ko teg lii mën naa ko organiser sama bopp lii xam naa na la fay demee donc mu nekk yoo xam ne tamit vraiment daal jëlee naa ci loo xam ne tey benn expérience bu nga xam ne xalaatuma ko woon dans ma vie
donc kon loolu yëpp dama koy sant yàlla waaw sant yàlla. dañuy dellu ci Doc Ousmane boobu nga waxoon mu doon le 1er octobre 2017 man mii di wax maa ngi fa woon mu doonoon benn événement boo xamante ni je crois que marqué na sa carrière ndaxte Doc Ousmane bu ko nee benn salle la boo xamante ni pratiquement artistes sénégalais yu bëri jaar nañ fa mais nga duyu ko ba mu fees del def fa jéego def fa spectacle maanaam wane fa cosaan solu simmeeku te depuis boobu je crois que amuñu occasion pour toog wax ci loolu tey soo ñu doon dellu soit ci préparation Doc Ousmane boobu ndaxte toog nga lu yàgg aussi demoo Paris. waaw li tax li yàgg li mooy après dafa am benn réconciliation au niveau de Prince Art ak Titi donc ce qui m'a permis ça fait 2 ans yu nga xam ne yenn projet yi sax yu bari yu ma tegoon dama ko dindi lënk ko ak ñoom parce que aussi maison de production aussi loolu la ñoom it dañu am seen idée mais artiste individuel aussi amoon naa ay idée yoo nga xamante ni tegoon naa ko waaye comme yàlla dafa def de sama kër la ma ñëwaat dellu si fa donc lépp ñu jël ko rek sottante ko pour gën mën a teg pour Titi war a mën a préparer événement bu ñu paree Grand Théâtre annoncé nañ ko sax ci album bi ñu ngi préparer événement bu mag Europe boo xam ne bu Grand Théâtre bi passé sax léegi gën a mën a fësal date boobu wala gën a mën a fësal nit ñi lan lay doon au niveau de Paris donc pour wax Paris rek gëj nañ fa mais ñi ngi pare événement bu nga xam ne dinañ ñëw incha allah loolu la. kon ñoo ko déggandoo yéen waa diaspora yéen waa Paris waa Belgique waa Italie waa Espagne préparé leen Titi dafa am lu muy wàcc fii su paree mi ngi leen di somb Titi su ma la nee le 17 août 2019 loo may toog. waa Grand Théâtre di lañ dërmal. kon Titi day delluwaat Grand Théâtre le 17 août 2019. Titi mën nañu xam delluwaat Grand Théâtre boobu défi la wala dafa am loo bëgg a wane waat. non défi boo ko waxee day xaw a garaaw nag kaas non bi yoon moom ak Prince Art vraiment mooy loolu ñoom it ku leen xam ne tamit mën nañu événement mais te du tere aussi ba tey rek maa ngi gërëm ñi nga xam ne vraiment dañ ma jàppale woon ci 2 grands théâtres yi defar xam ne balaa Grand Théâtre bi sax tage bii amatul woon ñi ci biti ëppul ñi ci biir mu nekk moom laa lay wax dafa nekkoon expérience bu nga xam ne man aussi daf ma ci aider parce que ku ma ne woon man dinaa mun jugoon sax taxaw organiser dara pour man du ma ko doon mun parce que man comme ni ma yàlla bindee damay ragal lii wala nangam mais loolu taxoon na man aussi ma gënoon a xam sama valeur te it taxoon na ma gën a xam ni ma Sénégalais yi def ci seen biir xol donc maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp muy mag ndaw góor jigéen bàyyiwuma kenn Sénégal Afrique Europe ñëpp ba ñëwoon soutenir Titi bi aussi loolu laa leen di ñaanaat man seen doom seen rak seen artiste maa ngi Prince Art ak Titi benn la nañu xool rek ne Titi mooy seen artiste Titi la ñu bëgg ñu ñëw jàppale ñu ku nekk ci ginnaaw Titi la Prince Art Titi la donc bu ñu gis ne Titi dellu na Prince Art rek donc ni ñuy en masse bi ñu defa noonu na ñëpp génnaat ñëw jënd bii ñëpp ñëw ñu feetewaat ko ndax seen doom moo aye te Grand Théâtre ça fait partie de nous Sénégal la ñu nekk moom la ñuy tiitaroo donc loolu laa mën a lancé technique yooyu yaa ngi ci biir parce que 1er octobre bi ñu defoon Doc Ousmane m'a permis may liggéey ak yow ci liggéey anam bu rafet vraiment tamit nga nekk sama grand frère boo xam ne tamit yaa ngi may soutenir ci domaine bi nga mën te loolu yëpp bu ma taxawul woon xëy na Doc Ousmane amaana du am muy yow comme muy keneen aussi ak d'autres relations aussi yoo xam ne yooyu bi ma tegee yenn organisation yooyu tamit ñooñu aussi maa ngi leen di nuyu de passage. kon ñoo ko déggandoo rendez-vous le 17 août la foofu ca Grand Théâtre muy beneen challenge boo xamante ni Titi dina leen ko indil woo fans yi woon ñëpp Titi dañuy gis ni kuy dem Grand Théâtre souvent da ngay toog 2 semaines wala 3 semaines commencé répéter mais 2 mois avant Titi gis nañ la ngay répéter yaa ngi studio jamono jii di répéter ndaxte fii lañ la fokkati ci répétition mën nga ñu wax pourquoi ce choix 2 mois avant Titi lan nga nar ak loolu naa wane secret yi dafa bare quoi il faut nga wax fans yi ñoo koy laaj ndax sama page Facebook fans yi mënu jot ceew toujours ma ngi ñuy poser ay questions lan nga nar Grand Théâtre parce que 2 mois avant yaa ngi répété te gis naa ci répétition bi ay ndaanaan ay surprises yoo xamante ni xam naa ne doo ko man gis naa ko mais lan nga nar Grand Théâtre pourquoi 2 mois avant ngay répété teel a répété rek bi yoon moom dañu bëgg a def affaire yi comme ni ma la waxee woon rek bële xëy na defoon nañu benn 1 mois mais bii depuis sortie d'album bi da ngay gis ne semaine yi ci topp bu ma defee presse bi daal damay laaxatu nekk ci répétition yi parce que aussi musique Titi dafa neex nit yi album bi ñu mujjee génne aussi nit yi dañ ko bëgg te vraiment daal comme ni nga ko waxee dina am ay surprise yu nga xamante ne indi nañ ko pour Grand Théâtre bi waaw. ñoo ko déggandoo Titi dafa am benn événement 2017 du moins le 17 novembre 2017 mu doon Bercy ak Youssou Ndour mu am benn duo bi ngeen def yéen ñaar mu annoncé la ci scène bi woo la
mais façon bu mu la woowee ngeen defandoo duo mën nañu xam duo boobu ak waxu Youssou Ndour boobu ak Mbaye Dièye Faye lan la signifié woon. waaw xam nga nag Youssou moom mooy li ma wax rek nekk na koo xam ni mun naa ne man li may woy da ko neex tey bu ma doon seet fans tey mun naa ne moom mooy premier fans parce que tey ñun ku mel ni Youssou Ndour king la ci musique sénégalaise ci musique africaine internationale lay wax donc kon man mu ndaw mi su fekkee am naa le peu bu ma mën sax boobu moom mu di ko reconnaître moom mii king dama koy sant yàlla parce que aussi du sama nguura du sama njàmbaar ba tey ku mel ni Youssou Ndour wala ku mel ne tey xaw ma munoon a nekk benn Michael Jackson boo xam ne man Titi tey sama voix dina ko neex bu yëg ci boppam kon loolu dama koy sant yàlla muy événement yooyu yoo xam ne nag moo ma permettre aussi ma njëkk a teg sama tànk Paris ba depuis loolu aussi may am yenn contrat yi di mën a jóge Sénégal di dem di ko defi c'est à travers ñun bu ma yëgalul woon si seen biir si première fois képp kuy africain ak ku mën a doon découvrir ma voix wala découvrir sama musique ba ma intéressé la kon amal woon am dafay partager scène te loolu aussi c'est très important ngay def événement woo yeneen nit xalaat ci ne yow voix man parce que pour man bokk damay soxla léeg-léeg yenn thème de voix yi parce que dafay bokk si man Youssou aussi moom de nature noonu la mel ku ko xam-xam ne day partager scène am donc de ce côté dañ ko ci gën a ñaanal yàlla rek bàyyi ko suñu kanam muy Mbaye Dièye Faye ak Super Étoile yëpp. parce que bi ñu bëree dañu ne Youssou Ndour dafa lancé un message codé parce que dafa mel ni xalaatee loolu message codé la. non ñun ñoo ko wax message codé la parce que Youssou Ndour bi mu la présenté nee nañu daf ko def ak yéene te ku nekk xam na ne Youssou du wax lu mu gëmul du wax si caaxaan. mais daf la présente de telle façon gars yi ne ne Youssou Ndour message codé la def dafa mel ni dafa wax ni que Titi ku mu bokkal jamono wala ku mu maasal jamono moo ko mën. non Youssou ñun ñëpp la boole boot ñun ñëpp ku ci nekk boo toogee moom it danga naan moom yow la gën a bëgg waaye kilifa la buy partagé rek dafay partagé yàlla daal moo ñu boole mag kon ñoo ko déggandoo yàlla moo leen boole. Titi mën nañu xam ban relation ngay entretenir avec la nouvelle génération de la musique sénégalaise ban relation moo dox seen diggante. waaw jàmm ñu ci bëri sama dajeek ñoom kafre vraiment ma Ndiaye maa ngi ko gis bërki démb rek yàggul ndeysaan sama doom jooju maa ngi koy nuyu de passage moom it musique am neex na ma waaw vraiment El Hadj Keita aussi ñëw na Saraba moom aussi musique am neex na ma vraiment ak pas mal d'artistes yoo xam ne woo nañ ma félicité ma ci album bi kontaan naa si trop jàmm rek laa si xet ñoom parce que bu ñu amee yenn plateau yoo xam ne ñoo ko bokk bu ñu dajee dañuy kaf dañuy ree après ku ne dugg def liggéeyam ñi benn moom moo jeen am na benn émission bu ñu bokkoon dajee ci biti vraiment nuyonte saafonte kii aussi Sidi Diop aussi même chose jàmm rek samay frères lañu jigéen ñi aussi c'est des sœurs à moi ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal. kon ñoo ko déggandoo elle entretient de très bonnes relations avec la nouvelle génération de la musique sénégalaise donc jàmm lañu seq ñu ngay woo di ko encouragé moom it mi ngi leen di woo su gisee lu rafet ci ñoom encouragé leen. Titi est-ce que mën nañu xaar Titi def benn duo ak Wally Seck am nañu koy réclamer. waaw moom mën nañ ko musique bi moom dafa yaatu moom luñ ci mën a def ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que man kay mën naa toog sentir dara ci kenn vraiment ni def jéego yi gisanteeg moom liggéey ko pourquoi pas parce que lépp rek pour Sénégal la moo tax loolu mën na nekk. su ñu jógee ci Wally Seck est-ce que Titi prévoir na def ay duo ak ay artistes internationaux yoo xamante ni nekkuñu Sénégal ñu ngi bitim réew maanaam ci sous-région bi wala en Europe ou bien aux États-Unis est-ce que Titi mi ngi ci logique boobu. waaw bëgg naa ko vraiment mais loolu aussi dama koy teg ci loxo Prince Art parce que comme si label laa nekk connexion artiste wala tey 17 artistes war na mën a jéggi level bi dem ci beneen level aussi loolu ci seen loxo la nekk te xam naa ni it ñu ci ay jéego yoo xam ne vraiment bëgg nañ tamit Titi jéggi frontière yi daal ñu ci liggéey boobu. kon ñoo ko déggandoo Titi dañuy ñëw si vif du sujet su ñu nee vif du sujet parce que gis nañu récemment nga génnee benn album bu bees album baa ngi nii mu bokk peut-être ci album yoo xamante ni yaakaar naa ni ça fait partie des meilleurs albums yoo xamante ni génne nga ko suñ doon calculer yan album ñoo ci gën a dàq je crois que bii ci la bokk nga choisir titre bi tuddee ko ay namantal pourquoi le choix de ce titre. depuis que 2 ans yi gars yaa ngi doon réclamer ne album bi génn ma xam ne kon namm nañ ma wan leen nag man mi laa ko ci liggéey maa leen gën a namm moo tax ma defal leen ay namantal.
kon ñoo ko déggandoo ay namante la moo tax mu génne leen ko muy album boo xamante ni 10 titres la mi ngi ci marché bi daw leen ngeen jëndi ji ko Titi dañuy ñëw ci décortiquage foog ñu décortiquer album bi bu njëkk da ngeen di woy rek ñu bàyyi noonu dañuy gis titre numéro 1 nga ne nobal ku la nopp lu tax nobal ku la nopp lu tax nit mënul nopp ko noonu coono la wax ñu naka la mën nga gis nit nopp ko coono rek laa tey bu yàgg dañ ciy génn du dem xeex xuloo rek ba ay problème yu bare boo noppee ku la noppul kay nag change rang gi dina bari de yenn saa yi nga romb ni gis ko nopp ko xëy na moom nobu la mais da ngay continuer di ko nopp mu nopp la wala déedéet loolu tamit du métti non yow laay laaj yaa ngi décortiquer yow yaa wax loolu daal day métti moo tax ma ne nobal ku la nopp parce que boo nobee ku la nopp bu métti woon sax di ngeen ko partagé te comme li may wax rek relation sentimentale dafa nekk lu nga xam ne c'est pas facile te bu ko nit fooyee parce que yombul distinguer nag faire la distinction ci tey nit ki nga bëgg xam ne mun ngeen partager seen lépp moo gën a wóor daal que koo xam ne yow xëy na nopp ko moom nopp la wala moom mu nopp la yow nopp la du yàgg te bu yàggee donc la tricherie lay doon du dem kon ñoo ko déggandoo nobal ko la nopp su ko soo nobee ko la noppul tricherie lay doon ñu ñëw ci deuxième morceau bi nga tuddee ko jikko gis nañu jamono ji dafa mel ni jikko ji dafa changé ci réew mi ak lu mu meloon bu njëkk kenn xàmmeetul kenn tey lu tax nga dugg ci jikko waa lépp rek pour nit ñi indiwaat valeur yi xoolaat li nga xamante ne moom lañ ñu doon wax ni àddina bi noonu la doon doxee wala Sénégal sax kër bu ci nekk niñ daan defalante xool kenn ku ci ni nga daan yéene sa morom ma ne donc pourquoi pas dañu indi jikko mooy nit parce que bu fekkente ne ci dëkk yi nga xam ne ñoo ñu jege ñooñu la ñuy roy ba war a mën a summi suñu jikko ñu arrêté su fekkente ne tamit influent la aussi ñu arrêté sénégalais teraanga lañ ko xamee woon bëgg ndaw leen defal la ci sutura soo génnee du ñu ko wax mais est-ce que léegi temps yu bari léegi sañ nañu dem wax seen soxla ci biti balaa ñuy génnaat ñu weer leen nit lay laaxatoog nit defal ko teraanga sax tant que wanewu ko xam nga tey jii yow mun nga def man li may def lii damay jël sama oto yàpp ci li ma ci yàpp maa xam daara ba may dugg duma sa wàcc yónni samay nit ñi dem yóbbul ma ko fa jaru may woo Tange jaru may woo keneen bu ma la woowee woo beneen rek mooy defatuma ko ndax sutura de damaa bëgg yéen su dee lu baax li may defal ngeen publier ma ko pour àddina jot ci non nañuy def ndax sutura tax ñu téyante te yàlla tax bëggante te yàlla tax ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa nawle loo xamul ci sa morom noppi li man de xaw ma de noppi xam nga léeg-léeg noppi baax na que wax bu bare bi nga xamante ni moom ngay waxal sa morom wala di ko neel sa nawle amul sens donc ma gis donc yooyu yëpp daal dafa commencé mel ne luy dugg Sénégal ma ne pourquoi pas nag ma def jikko kon ñoo ko déggandoo message bi jàll na ñu ñëw si troisième morceau nga tuddee ko sama mbëggeel kuy sa mbëggeel dafa am lu ñuy nëbb wala loolu la ñu xamul non sama xam nga dëgg sama da nga ko yóbbu ci sa bopp yóbbu ko nit ñi léeg-léeg nag man wayi dama koy njëkk a kii sama bopp pour nit ñi foog ne loolu laa bind ay fekk noonu parce que bu fekkee man muy bind yëg naa ko rek je sais que ne su génnee ñëpp it loolu lañ ko yëgee parce que man mi koy bind wala man mi koy way su ma ko yëgul dina am ne kat loolu tamit xam ne bu génnee noonu lay def ci bi dana kat day taxaw man loolu tax nag toujours samay way dama koy adressé ci man pour su ma ko génnee mu mën a dugg ci xoli doomu aadama parce que tamit mbëggeel comme ni ko waxee say feeling say jàpp sa ta façon de faire bu fekkente ni nit ki bëggee na la ci noonu rek loolu moom indéniable loolu tax kon ñoo ko déggandoo sama mbëggeel loolu tekki man dama foogoon sax mbëggeelam lay wax mais damay tëb quatrième morceau bi dinaa ci ñëwaat ma dellu si waat ci cinquième bi may sa seytaane nga jógee sama mbëggeel nga ne ko may sa seytaane Titi décortiqué ñu waaye su dee dafa am na nëbb français nga wax ñu ko da nga jógee ci sama mbëggeel ba pare nga ne ko may sa seytaane koo gis am na seytaane yéen góor ji moom waaw ku ne am na seytaane dëgg lu dëgg waaw loolu dëgg waaw loolu tax nag mais Titi kan lay waxal fii Titi kan lay waxal fii loolu la gars yi bëgg a xam Titi kan lay waxal yéen daal góor ñi laa ko may damaa bëgg góor ñi ci boppam feeñ ndax da nga ci gërëm ñoo xam ne mooy loolu nga def ay seytaane ci ko bi di ko nëbb te dama daan faral di dégg mag bi yow yow daa yow diw moom diw mooy seytaane mënu kaa bàyyi léegi moo boobu daf ma mos a kii daal ma denc ko ne donc loolu bés dinaa ci def dara loolu moo tax ma indi ko may sa seytaane est-ce que mën nañu xam ndax Titi am na seytaane wala amul seytaane non xaw ma nag xam nga man comme je suis mariée mën naa man sama jëkkër may loolu seytaane lañ bëgg a dégg voilà kon nañ jàpp ni Titi alaaji asam jëkkëram mooy seytaane Titi dañuy ñëw dugg ci sixième morceau bi bu tuddee ko aduna nii la ban message nga bëgg a lancer foofu
waaw comme li ma wax sànq ci valeur yi rek àdduna nii la tamit fait partie ci morceau boo xam ne aussi dama bëgg nit ñi gën ko déglu parce que boo déggee maa ngi naan tout le temps kii ñoo yor réew mi ëllëg waaye bu tey rafetulee bu tey baaxulee que ñoom dinañ mën a am lengee bu ñu téye ba mën a doxal seen dox donc il est temps ñu mag ñi kilifa yi ñëpp jug taxaw ñu defaraat Sénégal sangat ko parce que yaa ngi fi dégg yenn crime di gis fi yenn agression yi gis fi yenn problème yi am te yooyu xamee wuñ ko woon Sénégalais loolu moo tax rek ma bëgg ñu gën ci bàyyi xel daal parce que tamit way aussi ñuy lancer yenn message yi pour nit ñi di ko déglu war a soppeeku tuuti baax na si. kon ñoo ko déggandoo toujours c'est un album riche en contenu riche en son riche en mélodie Titi dañuy ñëw ci sa 7e morceau ñu gis ko nga def ko version anglaise Stay With Me. Reste avec moi. waaw pourquoi. waaw boobu remix. Stay With Me. waaw boobu remix ci Bul Ma File la bokk te Bul Ma File aussi nekkoon ci album moom gën di dëkk moom it riche vraiment parce que mooy paroles yi amoon na sens trop ñu ne donc pourquoi pas duñ ko remix indi version bi rek pour wane ne aussi mun nañu def lii yeneen changement kii moo tax ñu def remix. suñu jógee si Stay With Me ñu gisaat la nga ñëw 8e morceau nga ne Tamit. pourquoi Tamit ce choix de tout si. waaw Tamit bi nag moom dama tàmm ay mots yoo xam ne man de nature foog naa ne nit yi xamee nañ ma loolu ay bilay wala ay taala am lu mu neexee am lu mu leen bëggee c'est des choses yi nga xam ne man yooyu de moi dama ko tàmm sama ci man la bokk donc bi may bind Tamit mu nekkoon mot boo xam ne dama ko daan fooyi après même j'ai vu que nit ñi aussi koo dégg rek bu waxee tamit wala comme nit mun na wax ne xanaa xam nga yooyu ñun dafa bokk ci ñun sénégalais donc bi may bind oto ba dem na taxi ba dem na te mu wóor ma ne Tamit la moo tax ma ne Tamit. kon ñoo ko déggandoo benn tig la boo xamante ni dafa bokk ci ay bëgg-bëggam ay choix yoo xamante ni da koy tàmm di ko wax ñi ñëw ci 9e morceau bi nga woy ci gën di mbindeef ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam muy Nabi muy benn choix pourquoi Nabi. waaw bu ma sañoon de moom yàlla nag xam nga moom mooy maye waaye man de nature ñi nga xam ne dañuy woy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama leen bëgg ndax ñoom beneen façon la dafa neex loolu xam-xam biñ ci am xel mi ak seen voix parce que dama ciy déglu ñoo xam ne damay déglu wér sama bopp xam ne way fii la yem donc su fekkee yow tey maa ngi way fi lu ne way fi ku ne suñu borom même ci xel bi wala baat bi sax ma mën a tagg ki nga xamante ni bu du woon moom amaan na leeram mun a ne ci ñun kon kooku luñ mun a way rek ñu way ko mu gën yàlla may ma ci nag xel mi mu nekkoon benn inspiration boo xam ne studio laa jógee ñëw ay vers 5-6 heures nekk pour di dugg jigéen dam li may def rek way bi ñëw ci man. ñi gis nga nekk ci en featuring ak Sadibou Samb. waaw Sadibou comme ni ma la ko parce que ñoom vraiment suñu borom da leen may ci li ñuy yëngu moo tax choix bi aussi dama xalaatoon sax ñett mais comme Sadibou aussi baatam daf ma neex ñu muy woyee unit bi macha allah ma ne donc pourquoi pas ma ko ci invité biñ ko woowee aussi def jéego yu ba mu gën cee sawar sax kama nekk plaisir ci moom ñu partagé ko vraiment bokk liggéey et si maa ngi koy nuyuwaale moom de passage. li ma ciy teg mooy Nabi nga woy dafa am koo xamante ne mi ngi Sénégal ñu tuddee ko Mouhamed Abdallah Thiam borom fondation Kër Rasoul dara ñoru ko lu dul Nabi mu yor ay structure yor entreprise tey yaa ngi jëm Grand Théâtre te gëm naa ne Nabi boobu dinañ ko fa woy tey dama bëggoon nga boole ko ci say parrain lancé ko message mu ñëw jàpp ci guddi boobu le 17 août foofu ca Grand Théâtre muy Masseck Thiam Mouhamed Abdallah Thiam borom fondation Kër Rasoul. Masseck maa ngi lay nuyu man Titi waaw comme ni ko Tange waxee bu boobaa it dinañ ñëw ba foofu invité ko boole ko ci ndax it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ko bëgg. moom nee na ku may nax ma ci yonent bi. ndeysaan loolu neex na dañ ko ci boole incha allah. kon ñoo ko déggandoo Mouhamed Abdallah Thiam borom fondation Kër Rasoul bind 570 poèmes yëpp mu jagle ko ku tedd ki di Seydina sallallahu alayhi wa sallam Titi boole na la ci parrain yi te dina ñëw seet si la foofu pour ngeen ànd ci guddi le 17 août foofu ca Grand Théâtre Titi dama tëboon question numéro 4 bi mooy son numéro 4 bi ak ñëw ci 10 bi dama leen di boole pourquoi 4 ndindi 10 ndindi. waaw acoustique la benn bi dañ ko def version acoustique beneen bi ñu def ko mbalax plus dur waaw. tey album bi génn na ban message ngay lancé fans yi ci album bi. waaw ñoo ko doon xaar te gis naa seen réaction aussi ñu ngi dem di jënd album bi vraiment àddina bi même léegi de sax bi may wax téléphone maa ngi wax ak sama xarit yoo xam ne ñu ngi Atlanta ñoom it di ma naan jënd nañu album bi donc kontaan naa si trop
parce que léegi ñëpp xam nañu ak vente d'album moom mooy loolu sax du dëgg fan si mi fa Dakar bi aussi fan yii passé dem naa defar une séance dédicace ñu jënd lu toll 1700 et quelque ma dédicacé leen ko ak ñeneen ñu nga xam ne tey ñu ngi koy jënd ci iTunes bi ñeneen ñi tamit ku nekk yaa ngi dem di ko jënd ci côté bi nga foog ne jege na la pour nga jënd ko fa mënuma lu dul remercier Sénégal laa def parce que loolu wane na ne tey jii liñ doon yàkkamti album bi lii la woon seen doom seen rakk laaxut liggéey génne ko ñoom it ñu jug dem jënd ko dooleel ma kontaan naa ci trop am naa ci mbégte. kon ñoo ko déggandoo Titi présenté nañu album am mu tuddee ko tamit muy album 10 titres boo xamante ni génne na ko Titi ci album boobu laay ñëwee dugg sama beneen question ku nekk xam na ni génnee album dafa métti frais yi làqatu bi ngay def pour créer donc amu leen dara lu dul seen droit d'auteur fan yi nag gis nañu Sodaar commencé yëngu ak yenn artistes yi ñii naan noo gisuñu seen bopp si Sodaar nañ tas Sodaar est-ce que Titi mi ngi gis réellement boppam ci droit d'auteur ni Sodaar war a versé ak Titi est-ce que d'accord na ci ñuy wax ni nañ tas Sodaar wala ñu ko tas. non man nag pour dire vrai moom BSDA ba muy nekk BSDA ba tey ni mu nekkee Sodaar man gis naa ko sama bopp parce que moi je fais partie des artistes yi ñëpp même parfois damay dem sax du ma ko sax xalaat bu génn ñu jox ma su ma génnee pooj ci ginnaaw ba kontaan dem récupérer sama xaalis ma toog pour dire vrai parce que nit aussi da ngay wax dëgg te tamit boo nekkee artiste bu nga xam ne Tange man je fais partie des artistes yi nga xam ne je suis passé 2 ans wala 3 ans du ma génnee album xam nga li tax contenu d'album dafa am solo bu ñu nax suñu bopp loo liggéeyul doo ko liggéey nañu liggéey ñu def ay textes yu am maanaam indi musique bu baax comme ni musique meloon parce que musique bu fekkee tey dama jël boo xam ne demuñu kii ko nan laa koy dirigé BSD nañu waxante dëgg li liggéey moo lay fay li nga liggéeyul mënu laa fay Sodaar nag comprendre ma xaw ma la problème nan la fa demee du ma ci dugg ndax man lu ma xamul sama yoon nekku ci li ma leen mën a wax nag mooy ay kilifa lañu nañu toog de tête reposer ñu waxtaan ñu trouver terrain d'entente ñu liggéey soutenir ñu artistes yi parce que soxla nañu ko nañu juboo seen biir ñu waxtaan de tête reposée suñu gisee ne éléments yi ñoo bokk ci réunion bi nañ leen dem jëli teg leen ñu waxtaan parce que waxtaan mooy indi solution. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xam ñaar musique bi du am crise tey ñun ñi ñu yaakaar bëgg a jóg am benn kii bi day metti te ñun ay xale lañu vraiment bu ñu sañoon soxla nañu ko ñu encadré nañu encadré ba ca kanam liggéey bi rafet ñu sottante xel joxante ay idée man ko moom loolu mooy solution bi. kon ñoo ko déggandoo Titi solution yooyu la joxe j'espère que ñu ngi si suñu fin émission mën nañu xam Titi lan mooy say projet à court terme yi gën a jëm xam naa ni le 17 août ñoom ci la bokk. ñun koy fi ne moom ñu ci promotion bi comme ni ko gisee parce que tey recevoir nañ leen et j'ai vu nit yi gis nañu aussi semaine bu nekk wala 2 semaines bu ne Titi dina dem ci benn site dem ci presse yooyu yëpp pour comme album bi la ensuite programme yi ñu teg aussi danga ci gis bu ci am rek dañu def annonce bi gars yi xam ci lan la ñu nekk. kon ñoo ko déggandoo loolu mooy projet Titi à court terme mais mënuñu fi jógee nag comme nee nañu c'est toi la voix en or la voix. damay ñëw dara rek lu improvisé dañuy dégg ko sa baat sans clavier sans dara lu ndaw. waaw ma may leen Baye Abdou Karim bi nga xam ne vraiment Baye Fall yëpp ci gis seen bopp. coow laa ngi nii coow laa ngi fii bato Mam Fallo mi ngi ci Baye Karim coow laa ngi nii coow laa ngi fii bato Mam Fallo mi ngi ci Baye Karim wi gën laa ngi we gonna lagi wow gonna lagi cholagi fi bato Mam Fallo ci Baye Karim yàgg naa la bëgg yëpp na bu Sëñ Abdou Karim Mbacké waaye xaar bi baax na ci war naa ko mën a def ni yàgg loolu. Merci beaucoup. Je crois que comme nous l'avons dit, c'est la voix en or, c'est la voix suave de la musique sénégalaise. Parfois, gars yi ne ko Titi Bare Bagaas man ma ne ko la lion de la musique sénégalaise ndaxte gaynde la du bàyyi dara donc ñu koy remercier ci dalal ñu dalal tey di ko souhaiter une bonne chance et bonne continuation par rapport au 17 août ci Grand Théâtre bu mu jëm Titi lan ngay tàggatoo. waaw merci Tange kontaan naa vraiment maa ngi nuyu ñëpp vraiment kontaan di gërëm ñëpp di kontaan aussi ci recevoir bi kontaan naa yow it sa liggéey vraiment suñu borom bàyyi la suñu kanam parce que ñu mel ni yéen aussi soxla nañ leen ci li ñuy yëngatu du dëkk
donc kon muy presse art staff ci ak musiciens yi bàyyi ma kenn facile ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di nuyu aussi toute ma famille merci. Merci beaucoup, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine avec un autre numéro avec une autre personne. À très bientôt sur vippeople.net. Merci.